ci yow laa njëkkee Mansour. D'abord mooy biñ tàmbalee koor gi ba léegi. tribune yu ñuy gis un peu partout ci ngoon gi wala ci guddi gi ñu koy jox. ci wéttali ñi nga xam te ne ñooy koor. gis nañu ay dérive ci ngeen ci wax ni gis nañu sax ci benn télévision boo xam te ni waaja dafa toog di mel ni luy daganal. toxum yàmba. ñu bàyyi noonu mu jàll ak yeneen yu ko niru finalement. non xam nga ñun en fait on n'apprend rien des leçons du passé sànq dama doon visualiser benn vidéo boo xamante ne d'abord maa ngi nuyu ñi nga xamante ne bii ñoom laa bokkal plateau. Cheikh Ousmane Touré yow Pape Ousmane sama doomu baay nga Abou Diallo. may nuyu aussi tout le personnel du Soleil mais may jagleel nuyoo tey à part sama yaay ak sama petite famille ku ñuy wax Djibril Fall. Djibril Fall c'est un technicien du service technique du journal Le Soleil pourquoi ma koy nuyu c'est parce que moom daf may suivre. pratiquement moom mën naa ne samay émission sax daf koy parcuriser. donc loolu mu doon loo xamante ne lii. lu ma neex la quoi. donc au-delà de ça xam nga ñun on a absolument rien appris des leçons du passé. parce que tey dama doon visualiser benn vidéo boo xamante ne bii qui revenait un peu en fait sur le bateau le Joola boo xoolee li des ci mois de septembre bari na bareetul donc à l'époque gis nga ce que les Sénégalais disaient mooy voilà yu mel ni dootu fi amati dañuy bàyyi tout ce qui est par exemple surcharge et cetera et cetera et cetera keroog dama toog man kese may seetaan télé may xool ma ne ñun en fait ñun lan la ñu bëgg est-ce que logique nangu na tey nga yendoo jaamu yàlla boo xam ne ponk la du sax naafi la ba ngoon jot nga ñàkk sa yoolu koor ci yu mel noonu te yonent bi moo wax ne man saama ramadanan imanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbika wa ma ataaxara képp koo xamante ne bi weeru koor jot na nga woor weer wi ba mu àgg sellal ko yàlla nee na bàkkaar yi jiitu yàlla jiitu woon ak ya nga dëgmal yépp yàlla nee na tegg na loolu maanaam loolu dafa war a laaj taxawaay ci l'ensemble des membres de la société parce que gis nga Pa Ousmane buñ ko deful la note salée on va se partager la cagnotte xam nga lu tax parce que Pa Ousmane gis nga borom téere yi dañuy wax ne lépp looy xamante ne bii da nga koy nëbb sa doom bu am fukki at wala lépp loo xamante ne bëggoo sa doom màggaale ko bu amee fukki at bu ko def ci kanamam léegi remote control c'est-à-dire les télécommandes léegi xale yi ñoom ñoo ko yor sans frontière amul filtre amul dara di agressé dara ba pare c'est-à-dire man d'accord naa ci culture yonent bi fi mu nekkoon moo xam Makka la moo xam Médine la dëkku culture la mais dafa am culture yoo xamante ne bii alxuraan bi mu ñëwee daf koo feddali daf ko dëgëral tawkiid maanaam daf ko dëgëral am na ci yoo xamante ne bi mu ñëwee dafa xamal jullit ne leen carrément lii bokkul ak seen diine mais amoon nañ fi au Sénégal à la RTS la vie du prophète imam Makhtar Seck moo daan def tarjama bi maanaam moo daan def traduction bi donc c'est-à-dire da nga doon seetaan épisode yooyu mu lay pénétrer Bilal mu doonoon koo xamante ne bii mais acteur bu amoon solo sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ummu Ayman et cetera ñoo xam ne da nga leen di seetaan mu mel ni yaa ngi dund ak sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ji c'est-à-dire loolu la ñu soxla ci pédagogie parce que journalisme média au-delà par exemple du rôle informatif dafa am un rôle important de pédagogie man programme au Sénégal yi man dafa ma jaaxal quoi c'est-à-dire on fait les mêmes choses avec les mêmes hommes avec les mêmes plateformes et que in fine on n'en tire absolument aucune leçon. lan moo ci responsable professionnel yu mel ni yéen. waaw mais mooy li ma la wax léegi. mais dañu war a xool en réalité ñiy def production ñu defal leen cahier de charge. wax leen ne ñun lii la ñu bëgg parce que lii moo dëpp ak suñu réalité. c'est-à-dire li gën a garaaw Sénégal xam nga mooy lan mooy ñun ñuy toppandoo ñun bu ñu demee ba tegal leen loolu dañuy dem sax ba en réalité ñoom dañuy xaw a sax seexlu parce que président Abdoulaye Wade moo ko wax. ne dafa am bés mu tukki bi mu demee tukki toog ak benn naataango président xam nga Wade rek ndeysaan ci jaay culture Sénégal la destination Sénégal Wade ci li ñu nettali ñu jàppal ko chaîne sénégalaise yi mais malheureusement ce jour-là et à cette heure-là chaîne bu mu jàpp fecc rek moo fa am fecc rek de là où il était man maa ngi fàttaliku 2010 dossier bu dama ko defoon sur la danse
Wade était vraiment surpris et je peux même dire peiné à dire que mais finalement Sénégal fecc rek la ñuy def et que aussi mais même au-delà de fecc rek la ñuy def mais on fait mal la danse pourquoi mais parce que mais xoolal xale yi bu ñuy fecc ni ñuy solo xoolal geste chorégraphique yi ñuy def xoolal genre vibration yi ñuy def seen xoolal ondulation yi ñuy def man maa fàttaliku 2010 man maa defoon dossier bi sur la danse yow bu dee yow da nga nekk un président de la te loolu yëpp soppeeku amul ci diggante mais amul c'est-à-dire ñun mooy li ma la wax c'est-à-dire ñun dans le passé comme aujourd'hui et que si ça continue je peux même dire même à l'avenir on ne retiendra rien de ce qu'il y avait de cela 10 ans. D'accord dinañ ci ñëw parce que gis nañ ci pàcc boobu noonu xam naa luy intéressé Abou Diallo mu ñëw ci ndax gis nañ tribune ñu ci ëpp ñu ci invité mooy les hommes politiques en tout cas ñoom ñoo ci am code ñoom laataa koor ñoom la buñ yooyu ba ci code ñoom te yàlla xam ne ni tumurankewuñu ñu mën a wax ñu mën a waxal mais finalement day caaxaan le Sénégal est un pays pionnier dans tous les domaines kon mooy seen place dafa am ñeneen ñu ko jël waaw balaa may ñëw ci sujet boobu nag may ma nuyoo nuyu la yow ak lay fay yow mi ñu dalal fii lay fay di la ñaanal yàlla gudd fan ndax teel a fay ñaanal nga féete ko ay ati at bu ñëw rek dàq bi jiitu di nuyu borom daara ji sëñ Mansour di nuyu sama doomu ndey Cheikh Abdou di ko wax na ko mu wàññi xeer yi rek man dinaa fexe ba benn jour moom maa ko dig internet yi xoolal dinaa leen jox ay scoop ci diggante Abou ak Cheikh Ousmane li nga xam ne maa ak sëñ Mansour dañ koy tax mu leen ko man maa leen ko dig ci kàttan yàlla di nuyu ñi ñuy setaan ñëpp muy askanu Sénégal di leen ndokkal ci weer bu tedd bii di weeru koor muy weeru ngëneel di weeru promotion ñi ngi ñaan yàlla mboolem yiw yu ci yàlla di séddale yàlla buñ ci kenn ëppale di ñaan lépp luy ay ak gaaf ak lu ñu ragal yàlla nañ ko ci yàlla dàqal di ndokkale ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci boppu këru diine yi di ci jaarale ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy xaadimul umma Cheikh Maay Ibrahim Niass di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko mbooleem mbokk mi buñ ci tuddee ku mel ni Serigne Mbaye Sy Mansour tudd nañ ñu bëri buñ tuddee ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké ñoom tudd nañ leen ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla wér yàlla yàggal leen fi mbooleem sumb yu ñu am rek yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy ñëw ci sujet bi seen place waaw sujet bi nga laajte mooy li ñuy wéttali li nit ñi di proposé ci weeru koor bi ñaari jàngat laa ci am mooy problème mu contenu ak tamit milieu boo xam ne régularisé wuñ ko muy milieu wu fatwa maanaam kan la ñu war a tàllal micro mu jàngale dafa nekk problème ci réew mi boo xoolee ñu bëri ñuy def fatwa ci période weeru koor bi benn groupe la boo xam ni jàngale li ëpp ci seeni kàddu jàngale ëpp ci looloo waral saa yu weeru koor ñëwee bu fi jugee bàyyi fi polémique ndax l'essentiel bi ñu war a jàngal sénégalais yi ak li sénégalais yi soxla duñu leen ko jox waaye dañuy dugg ci domaine yoo xam sax après da leen di réeral parce que Sénégal milieu ustaas yi dañ ko war a assainir boo xoolee des fois fatwa yi ñuy def c'est presque ñu baal ma du porno maanaam oral ndax li ñuy wax bàyyil xel ki ci ëpp li muy wax waxu sexe moo ëpp lu ñuy déglu bu ustaas bi ñëwee ëllëg nga laaj ko julli bu yàqu julli bu damm nuñ koy réparer ki dem ba ci julli am ndog duñ ko laaj mais ñu ngi ko préféré laaj yenn sujet yoo xam ne day am lien ak sexualité. ma ne ba ci koor gi sax liñ ci war a laaj dafa bëri. donc boobu nga xam te ne la ca ne dafa kéemtaane. donc kon nga gis ni kooru biir kooru biti li ci nekk yëpp man li ma ci am ci ay laaj rek man ci koor rek. dëgg koor du yow rek ñëpp. waaw maanaam nit ñu xañee lekk beeg naan bi. jeexital bi muy def ci ñun. ci wàllu wér-gu-yaram sax. yooyu yëpp am na yeneen. yoo xamante ni bu ko nangoo. nan lay mën a faree sa bakkaar comme ni ko Mansour waxee. yii ñëw te defoo ko loolu bees koy déggee. waaw yooyu yëpp mu ngi ci. kon da nga xam ne Sénégal dañu am problème mu continu. média dañu am problème mu continu rawatina nag ci milieu wu ustaas yi. Sénégal rek laa gis réew moo xam ne amul benn organisation bu état teg buy assainir wàllu jàngale ci wàllu diine. kan moo ko war a def ñan ñoo ko war a def ak lan lañu war a jàngale ci réew mi. maanaam néeg bu am téeméeri buntu la fu neex waaye jàll rek dugg wax li nga xalaat
moo tax saa yu fi koor jógee polémique moo fi ëpp que jàngee naa ci nangam donc milieu bu laaj ñu assainiraat ko la te loolu pour mu am foog état bi dugal ci loxom la muy ragal naan foofu du domaine non foog mu dugal ci loxom ndax yeneen dëkk yëpp commission weeru koor ñan la ñuy jàngale yooyu yëpp état bi da ciy dugal loxom te du yàq dara ci laïcité bi dox ci dëkk bi kon milieu oustaz man sama xalaat du dul weeru koor rek mais ñañuy tàllal micro ñuy jàngale ci réew mi dañ ko war a xoolaat maanaam li ñu yóbbee lii yëpp seen loxo génnu ci ñoom ñooy première principale cause yi d'accord dinañ ci ñëw ci pàcc boobu parce que xam naa lu am solo la intéressé it ñu ñuy bàyyee xel Abou Diallo même constat nga def ginnaaw ma la nuyoo nuyu tamit suñu xarit boobu nga xamante ne waaw docteur Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu bu baax ñooñu dañuy bàyyi xel trop say émission macha allah surtout plateau yi nga xam ne depuis TMTC ba 2S ndeysaan ñu ngi lay bàyyi xel ndeysaan te ñoom ñëpp geddoon nañu télé yi di nuyoo di am mbégte fekk si waat waa kër gi comme ni nga ko waxee ziar bu baax Serigne Mansour Sy ziar son excellence sama le grand diplomate mais nee naa ko ci relation politique yi rek nga la sa diplomatie waaw mais muy nit ku baax nag di un vrai diplomate parfois lu ma ko tooñ parce que bu ñu paree dans l'éthique du désaccord parfois daf may yóbbu ba fi ma jëm ndeysaan def ci matuwaay yi fi war yëpp donc bu ñu génnee ni def éthique du désaccord li maam Abdou waxoon ne fexe leen ba organiser penc mi mais na am éthique du désaccord parce que aaya wàcc na organiser moo tax bu ma déggee ñu naan dialogue islamo-chrétien mën na leen dóorkatu marto yi ñoo ci bëgg conférence ak i panel mais loolu féete na mais loolu diine organiser na ko bu yàgg ñu ñëw ba Sénégal nag Sénégal wane ci exemple bu ñu war a jaay ndax ñun dañ koy def ni mu waree waaw loolu moo am solo di leen remercier di leen sant di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp nag di ndokkeel suma yaayu bopp soxna Fat Si yaa ngi seetaan télé ci weeru koor bi guddi waaw non xam nga maa ngi nuyu ma ziar soxna Fat Si da baax ndax dama fa jaar kër maam Abdou Jëppal gis mu def ni soxna Khady Ndiaye daan def fa xale yu bari ci kër ga li maamam waajuram doon def mu dekkalaat ko nit ñi di fa daje ci jumaa ji di ñëw tradition bu yàgg tradition bu yàgg soxna Fat Si da baax mënewaat ko te ku ne xam na ni soxna si bokk na ci soxna yi doon sëñ Abdou ci humilité ci naturel donc ma jaar fa keroog mooy sama waajur moo tax sax bokk ci ñi gën a tax ma bàyyi politique parce que daf ma doon wax bëgguma gis wax ju ñaaw comme politique léegi wax ju ñaaw moo ci am ma koy ñaanal nag loolu mu yenn muy waañ woowoo lépp loolu yàlla jàppale ko ci ziar ñëpp ziar aussi Serigne Mansour Sy Dabakh ak Serigne Mansour Sy Djamil tey dañu woote woon kër sëñ Seydi Djamil conférence bi ajoon ko 2 ans mu wax ci wax yu am solo sëñ Mansour su turandoo ci refondation daayira yi ñu moderniser waat ko boroom xam-xam yi ñëwaat ñu changer doxalin bi génn ci état bu guddi àjjuma yi toog rek di wax ñu dem ci beneen phase di ko ci ñaanal di ñaanaat nag ci tribune bi di si ñaan suñu xarit suñu kilifa Serigne Mansour Sy Djamil maa koy ñaan ci barki sëñ Babacar mu bàyyi politique ma saisir fii ci tribune bi ñaan ko ñaan kan Serigne Mansour Sy Djamil waaw sëñ Mansour Sy Djamil ndono gi mu doon ak fi mu toll mag ci taaw surtout sëñ Babacar yi day métti trop ci ñun ñi nga xam ne dañ koy mën a déglu si ñaari discours bu ñëwee fële ci kër gi ak bu demee ci discours bële dafa diis ci ñun ndax léeg-léeg nit far feneen waaye ku critiquer sëñ Mansour mu xeex ak yow parce que li sëñ Babacar yor ëpp na parti politique ëpp na pouvoir te ëllëg mën na doon xalif mën na fi doon lu ne tey moom mag kon tey sëñ Babacar yi tey mooy xalif bi macha allah waaye ñu ko koy ñaan nag su ko mënee parce que am nañu liberté boobu ci moom te jox nañu cër boobu man maa koy ñaan man mu anticiper retraite waaw anticiper retraite bi ci politique parce que li ñuy ñaawlu ci yeneen parti yi bu ko defee dañ ko xaw a gisaale ci moom parce que ba tey mooy président bés du ñàkk donc mën nga sos parti nag jóge ca après bàyyi xale yi wéyal mais yow nga ñëw ci li nga donn sa héritage spirituel ci modernisation daara ji ñu wax su woote li sëñ Mansour Sy Dabakh wax expérience professionnelle am xam-xamam ak conférence internationale yi ak l'islam bi ñuy attaqué moom dañ ko cee soxla ci li war a ràbb sax ni yeneen tarixa yi intellectuels yi fa nekk yëpp mais ñun personnellement man maa koy ñaan te à partir d'aujourd'hui ci barke maamam sëñ Babacar ci barke waajuram Seydi Djamil nga xam ne kurusu Seydi Hadji Malick kër googu la nekk ñu ngi koy ñaan su mënee sori politique bi parce que réew mi dafa soxla ay médiateurs te médiateurs yi nag jamono ji ñi yor pouvoir spirituel bi ñoom sëñ Moustapha Touré
diplomate yooyu ñoo mën a dox li jàmm ngeen wax ci ne réew mi dafa njirim ci waaw ba dafa taxaw ci wàllu jirim yooyu nag soxla bu ñu waaw mënee dem nag ba parce que boo demee assemblée kaay tijji ñaan lañ lay doyee ah wala ku fa gaañu ñu jox la enveloppe bi ne la demal nga yóbbu ko ca Takk jaal sëy. ma waaye ci biir assemblée kenn du la déglu ah benc mi aussi tamit kenn du la déglu maanaam jeexitalam du feeñ jeexitalam du ci feeñ institution yu mag yooyu yu mag te xale yi buñ koy déglu yi léeg-léeg dañuy am yeneen bërëb yu ñuy dajeeg moom te duñu mën a bokk ma ko koy ñaan fii nag di ko ñaan njaboot gi di ko ñaan ñëpp di ko ñaan kilifa yi aussi buñ ma mënee jàppale ci mission ci wàllu wi ci plaidoyer bi leer na jërëjëf li nga wax waaw yaa ngi wettali ko télévision yeeg continue dafa mel ni man dama la gërëm sant la ñaanalu ma la ci sa anniversaire sa waajur bu jigéen lay ñaanal parce que damaa wax sénégalais yi nañ ma dimbali ñu soppi ni ñuy fêter anniversaire ku sa anniversaire jot nga woo sa yaay nax ko teral ko ba mu reetaan ndax bésu coonoom la woon bésu blessure am la woon ay tubaab ñoo wane ay soufflé gâteau parce que jour boobu ndax mucc nga la ñuy wax sa waajur te fa lay jëlee blessure bi nga xam ne du wér waaye jour boobu da ngay fecc ba fàtte sa yaay wallaahi jour boobu nit ku ne war nga nax sa waajur dem am na sax teral ñoo ko xam te ne sax ba ñuy ñëw la seen waajur mu dem làkku moo tax feti ni anniversaire man dama ko def fekk suma xarit yëpp toppandoo ma ci anniversaire bu jot ma dem jaayante waat ak sama waajur bu kontaanee ma ne ko yëgal ni bés bii de damaa gisoon mu nga amoon coono moo tax mu ñëwaat di la ko fàttalikoo ci noo reetaanee loolu laa bëgg nit ñi di ko fete anniversaire sa waajur woowu def ci yow li nga am nii sa waajur woowu sagoo la nii sa waajur boobu mën a gis boppam seetu ci yow yàlla na yàlla yokk ko ci sa barke yàlla na yokk ci sa bés di ñaan sénégalais yi nañu soppi doxal bu sa waajur newatul fii sax nga defal ko kaamil jébbal ko joxe ay sarax jébbal ko ñu soppi moom inspiration donc maa ngi lay ñaanal di wax nag dafa mel ni da nga la démb dama am lu ma métti moo tax bi ma ñëwee toog fii dégg la dama kontaan parce que démb choc boobu dama waxoon ni lii il faut que ma wax ko même bu dee damay dugg entre parenthèse mais xam nga lu tax bettu ma te nag osons le dire man su may wax du ma ko nëbb ñaari plateau yi ñaar ñii ñoo ko def mais maa ngi njëkki ci benn bi parce que gis naa Maimouna Ndour sax dafa def Ramadan show c'est dangereux fekk am benn danseuse bu fa nekk Ramadan xam nga nee nañu siyaam mooy weeru koor mooy koor gi weer wi Ramadan mais Ramadan ak li mu signifie nga xam ni mooy maanaa bi mu def Ramadan show te am nay desk religieux yu fa nekk dëgg la am nay asatis am na ñu fa ne di woote woo diine moom mu jël loolu jël Ramadan yokk ci show te ñëpp a ngi koy xool blessé wul kenn foofu laay njëkkee wàcc nag yegsi ci kii businessé Ramadan bi mooy Bouba Ndour ak Youssou Ndour ñoo yàq réew mi gis nga plateau bi gën a dangereux ci Sénégal mooy plateau bi Bouba Ndour di def ak quartier général ak Pape Cheikh Diallo parce que Abdoulaye Wade bi ñuy créé TFM mu bañ dafa am wax bu am solo bu mu waxoon maa ngi gën a gëm wax ci daf ne bañu ma ko jox télé mais bu ma ko jox da koy jaay daf koy jaay man loolu laa gëm mooy gis nga télé boobu industrie musicale ak industrie culturelle ci la ñu def seen programme yëpp am ci moyen yëpp war a mën a recruter télé boobu day brimer sax carrière te directeur programme bi moom rakk ji la beneen rakk ji am beneen SPP ñu jël ay SSP ñu def ay production moom moo ko moom xaalis nga koy utee ci diine quartier général télé boobu la ñuy jàngalee ñaan corruption mooy c'est-à-dire pour xëcc sax nit ñi te télé boobu day jàngale que Sénégal des na gis nga nit ñi ni ñuy dawee ci serveur bi di ñaan nga teg fa ay nit démb dégg naa Pape Djibril Fall mu def un discours bu neex mais des na am fit courage dañ koy jël loolu tax man naaw fan Thierno Alassane Sall ASEC naa tax ñuy sànni woon ko Djibouti xaw ma Éthiopie te moo tax jaayee ñu ASEC naa kii wuñu suuf si boo ko waxee ci biir télé ba nga xam ni yow fa nga liggéey da ngay jël sa exemple kër looluy courage da nga naan fii ma nekk TFM ndax démb ci biir émission ñu ngi invité nit mais seen micro yi tëj ñu ko ñu ngi jëw muy feeñ moom ci boppam mu ngi koy wax naan émission bu ne am na journaliste bu la fa nekkal boo dañuy bind di la envoyé ngay tontul keneen waa léegi ki ibbit émission am teg fa Pape Cheikh Diallo muy kokkali nit ñi day kokkali nit ñi parce que dem na ba boole ko ci humour dem na ba banaliser ko mais xam nga ki nga xam ni moom profil la ciy gagné intéressé wu ko parce que bi ñuy def suñu xadara sur jumaa yi woo télé yëpp ñoom seen télé dañoo zap bokkuñu si jéemuñu sax wane ni yitteel nañu parce que industrie culturelle la ñu nekk
mooy nan la ñuy defee industrie de la distraction nan la ñuy dajalee ay humoristes nan la ñuy jël religieux yëpp yi nga xam ne ni am nañu tër am nañu buzz ñu dajale leen ci télé bi. à quel dessin. dessin bi ñu am mooy c'est-à-dire banaliser ko mais nag xam nga lu tax mooy ki teg xaalisam di ut parce que logique profit la ñu nekk. ki teg xaalisam di ut man deful dara parce que ñi bëgg a téye àdduna bi ñoom xaalis lañ teg c'est capitalisme la ñu nekk. ñu ngi ci matérialisme ñoom defuñu dara mais lii Cheikh Ousmane Touré loolu wax ngeen koy wax. mais religieux yooyu ñoo amul personnalité ñoo amul responsabilité. ba tax na seen mission la ñuy def nag. déedéet ndax jusqu'ici waxuñu xam nga leneen lu dama ne la dul xaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. xaala Rasulullah xaala Rasul buñ lay foowee. ndax ñu ngi lay fay. ndax yaa ngi fay am buzz ndax yaa ngi fay am vue. te li ma la wax mooy commercialisation de ces émissions. moo indi débat bi. amuñu ci sañ-sañ parce que dañ koy jaay seeni émissions yi. amuñu ci sañ-sañ. parce que émission yooyu dañ ko teg ne ku yeggul fii. parce que tey Cheikh Ousmane Touré bii ak yow wala Cheikh Mansour Cissé mi bind livre am amul lu mu joxe amul enveloppe amul passe amul leneen amul lu mu mën a joxe wàll kenn du ko fa woo. waaye ministre de la République nga xam ne ni service public la ñuy def. service public la ñuy def foofu la ñuy profité pour mën a ñëw def manipuler nit ñi. visibilité. visibilité dañ fay ñëw parce que dañoo jàpp ni kër gi am na visibilité. waaw parce que xam nga lu waral lool jàllale seen message. waaw xam nga lu waral lool conflit d'intérêt dafa am foofu parce que borom kër gi nee na ministre conseiller la. oui mais loolu. léegi on non le sait un peu partout foofu mais leer na parce que dafa am ñu xam ñu bari. boo ko tuddee di nga tudd feneen foo xam te ne ministre conseiller ñu jàppale Macky mu ngi ci naan c'est pas uniquement le propre de la non li ma wax moo si dama ne complexe bi TFM imposé république bi ak imposé yenn opposants yi. mooy c'est parce que Youssou Ndour dafay jouer ci télé bi. ba ñoom ñu yore ay société nationale moo leen di woowal directement lu muy organiser ñoom ñëppay ñëw seeni société nationale boobu day fekk muru école yi di daanu. dayoo boobu day fekk santé bi am problème. boobu day fekk RSE yi demul ci hôpital yi demul ci tali yi demul ci doomu aadama yi. d'accord mais ñoom ñëppay dem ci moom parce que turbine la leen di jox. kon daal bu ñu la déggee. waaw dama wax ni ñaar yooyu laa dama ne man maa ko wax wéttalewu la waaw. dama ne ñaar yooyu quartier général boobu mu jëm c'est dangereux salon d'honneur bu Walfadjri c'est dangereux. ah oui bu Moustapha Diop. parce que on est en train de piétiner la mémoire de Sidi Lamine Niass parce que boobu sax moo waroon jouer lii parce que moom mi tudd Walfadjri di doomu daara. parce que bi muy dugg ci révolution bi jàngale doomu daara intellectuel mais xool salon d'honneur xool ko ni muy déroulé ñu dérouleel ko nit ñi ba pare li gën a métti mooy journaliste yi ñu fay toog yi ñu fay teg rek li ñu fay teg ci wàllu waxum sax amuñu matuwaay xam ki ñuy invité wala xam jaar-jaaram wala xam passé gëstuwuñu defuñu investigation kuy def règlement de compte ñu daje la fa parce que kër googu ni ko Moustapha Diop transformé moo ma jaaxal pourquoi mu mën a nekk xeexukaay règlement de compte non Abou boo dul journaliste mënoo apprécier liggéey journaliste bay xam est-ce que ñoom nii wala nangam quand même mën nañu comprendre nga jox dama wax li ma wax mais techniquement Mansour non bàyyi ko dama wax yéen il peut apprécier il peut apprécier dama wax ne la boo demee 2S lu toll ni Ramadan ñu indi bii su ngoon a teg ko fa mi daan def confrontation bon dama lay ñëw. on a un problème de contenu moom. profilage. waaw profilage waaw dama la wax ne la profilage dafa am solo. dama la wax carrément gis nga au-delà de l'information les médias ont un rôle de pédagogie. léegi nag ñun ñii yëpp personne ne réfléchit contre lui. c'est une mission non c'est-à-dire non xaaral kenn doxu fii kenn doxu fi. li Kéba Mbaye waxoon Cheikh Yérim Seck Sénégal mais bu ñëpp di nelaw bu ñëpp tëddee tamit guddi kenn nelaw fi. c'est-à-dire ku fi xool télé yi di nga xam li jag ak li jagul. sans complexe. c'est-à-dire si bu dee yow par exemple booy analyser wala booy constater wala booy observer jëluloo par exemple telle personne parce que dafa siiw nga am complexe. nga analyser ko rek froidement. mais di nga xam ni franchement y a presque pas de contenu dans question de profilage bi muy wax nii. delloowaat ko kàddu gi. man c'est que xam nga li ma xam nga dama ne la Ramadan show ngeen ñëpp ngeen bàyyi ci xel. gis nga fii bu ma ko fi gisoon dama koy wax. mais xam nga fii bu dul Ramadan dafa am ay heure yoo xam ne chaque jour quotidien mu am ay oustaz yu fi am ay waxtu. ci contenu bi dafa am contenu religieux. mais bu dul fii. feneen foo dem benn heure lañ leen jox ci benn jour. semaine bi wala benn kilifa diine génn àdduna moo tax ma wax kilifa diine yi loolu Cheikh Ousmane laay dénk. moom laa wax ni waaw moom laay dénk dossier boobu mooy c'est-à-dire droit d'auteur woykat woo ko génneel da nga koy fay. mais ñun suñu religieux yi. dañuy génnee seen waxtaan yi. dañuy génnee seen jàng yi. dañuy génnee seen i woykat. mais kenn du leen fay. droit d'auteur. mais bu fekkee suñu gàmmu yi ak suñu màggal dañ ci am ay ngandi recette. bu màggal jotee wala gàmmu yi dañ ci am ngandi publicité. mais ñun faale wuñ ñu. tëraluñu mais ñun am nañuy télé Al Mouridiya état bi moo ko faalewul
Asfiya yi dem Mame Oumar Ndiaye génn na ne boole wuñ leen sax ci service public. dëgg la nga ñëw Malikia même chose. pour ñu dem dugg canal mi nga xam ne moo ñëw fii te amul contrat. te dama gis Abdourahmane Diouf mu toog di wax lu am solo. lu gars yi war a poser débat ne canal bi toppee nit ñi amul contrat. canal bii ñëw di utiliser culture u Sénégal. di créer scène bu tudd suñu yëf di fa teg ay théâtre amul waxtu amul heure. c'est dangereux dugal fa loolu moom canal boobu tey moo bëgg piétiner DTV. état bi dooleel ko ci. waa léegi ñaari télé yi nga xam ne mooy télé religieux yi mooy Asfiya yi Al Mouridiya Al Fayda boobu noonu nekk ci kii mais Al Madina gis nga télé yooyu noonu nekk fi sénégalais société bi tamit dañ ci am part de responsabilité. parce que ñoom ñoo dem programme la. déggoo li ma la wax ñoom ñoo dem. sénégalais aussi dafa am lu ñuy consommer. dafa am lu ñuy le divertissement aussi ça fait partie en fait. mooy c'est-à-dire dafa am sénégalais double jeu bi sénégalais yi di jouer. mooy double jeu bi. gis nga diine dañ koy foowee fii. dafa am ñoo xam ne diine spectacle la ñu gëm. parce que tey jii nii am na si ñoo xam ne ni tey télé boobu yooyu may wax. télé yooyu tey weeru koor tey waroon na nekk télé yoo xam parce que seen service chaque jour public loolu la amuñu beneen contenu mais bu weeru koor jubsee télé yooyu la ñuy teg ne dem rejoindre télé yi nga xam ni weeru koor alal rek. mais justement yéen a ko wax mais sketch yi nag. waaw léegi sketch yeeg yooyu ñu jël moo tax pour man Pape Cissé xam nga lu koy régler. contenu boo ko boo demee ñiy réguler média yi yoo xamante ni. man loolu laa la wax c'est quoi le rapport mais Pape ñiy réguler média yi. mais loolu laa la wax. c'est-à-dire quel est le rapport aujourd'hui qu'on nous montre, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le contenu entre guillemets de ces sketchs-là et par exemple une journée de jet, c'est-à-dire man gisuma benn rapport gisuma benn lien. Moi j'aurais préféré par exemple nga woor ba ngoon ñu wax la par exemple sa koor boo ko yàqee nii nga koy defaree. ak it nooy def sax waaw ak it nooy def sax ba sa koor du yàqu. ak it nooy waajalee par exemple sa muddu koor. nooy waajalee sa korité et cetera et cetera. nooy defee itikaaf yéen ci prêche. waaw mais déet c'est-à-dire c'est pas parce que aussi ça non c'est-à-dire profilage bi bu ñu koy wax. profilage bi ñu koy wax ci média yi ci ñiy animé ñiy créer contenu il faut nga wax aussi tamit comme ni muy wax sànq. ñi war a àddu jëmale ci askan wi pour xëcc leen ñu déglu seen prêche. à la limite foofu aussi bu ñuy wax profilage moom ñuy wax sànq du ko mu neex nga jóg wax ci diine. il faut tamit foofu tamit. non loolu kay man dem naa Égypte li mu wax ni dëgg la. Qahira doo xëy rek commencé nekk ab benn fatawaay def loolu neex. loolu xalaatoo ko sax Maroc gi sax xalaatu loolu. dañ lay woo laaj la. dañ lay woo xëy bis kaalaw Sénégal rek la am. xëy bis ak kaalaw. billaay Sénégal rek la am. business sëriñ fii rek la. Afrique gii yëpp bëri na dëkk yoo xam ne c'est régularisé sëriñ yëpp ay homme d'affaires lañu. conférence du ñu sax ay sëriñ parce que ñun dañuy jaawale. parce que contrat la. dañuy jaawale. xoolal contrat la. sëriñ yaa nga Touba ak Tivaouane. benn groupe bu non mën nañ nekk Dakar sax. certification ak seeni télé yi leen di jox kàddu. ak organisation politique ak féminine yi organiser conférence. ñoom lañ koy jox. télé bi leen di jox kàddu mooy am droit de publication directe. ce qu'on appelle avant premier. donc da ngay gis ne benn cercle entre télé bi kay organiser conférence ak ka ñuy jox mu conférence. loolu dëgg la. donc benn deal la buy dox seen biir moo tax nag oustaz yi nga xam ne conférence yi télé yi di jàllale ci en direct di ci am xaalis ñoom la ñuy jox kàddu. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.